ci loxo monsieur le maire mu wax ci sama kàddu waaye dafa am loo xamante ni dama ko bëggoon a wax ci lu gàtt balaa loolu ñi fi ne ñëpp ku ci ne maa ngi koy nuyu ci sa tur ak ci sa sant di jiital ci nuyoo bi sunu kilifa sunu wasila muy sëñ Jili mi nga xamante ne Cees yëpp dañ koy ndamoo te su ma nuyoo sëñ Jili nuyu naa Alaaji Njaga ndaxte dafa mel ni saa yu gisee rek ñoom ñaar laa gis dëgg la kon su ma nuyoo rek nuyoo naa ko dëgg la di nuyu tamit mboolem kilifa aada yi nga xam ne ñi ngi fi tey Thiès Ouest Thiès a ngi fi toog ndax suñu toogee daal di gis ne monsieur le maire Talla Sylla mi ngi ni toog moom mooy Thiès toog na di ko félicité bu baax ci fan yi kaay Thièsam bi nga xam ne organisé woon na ko fi muy une réussite éclatante loolu lépp luy doxal Thiès la parce que bëgg Thiès a tax mu def lu ni merci beaucoup di nuyu sama rak sama xarit muy le maire Aliou Sow si ba fii dëgg la lii mu def nii c'est à Mariama qu'on doit toutes nos félicitations Mariama jàmbaar la bëgg na Mamadou bëgg na Thiès moom moo tax mu def lu ñu toll nii te xam nga ku ne def lu ñu toll nii kii xam nga ne bëgg na ay doomam ne fi ëllëg kon kii bëgg na Thiès moom moo taxoon su du woon loolu rek du ma jël parole loolu rek a taxoon ma di jël parole mi asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci sa tur ak ci sa sant ngeen may ma nag ma beral nuyoo sunu kilifa diine yi fi teew di sëriñ Jili Mbàkke di ko yóbbante nuyoo ci sunu sëriñ sunu wasila sunu wayjur di nuyu tamit sëñ Sidi Jégén di yóbbante nuyoo ci sunu xalifa bu baax bi di nuyu nag kilifa aada yi fi nekk tàmbale ko ci le maire de la ville sama xarit Talla Sylla di nuyu également sama rak yu baax di le maire de Thiès Ouest di Aliou Sow di nuyu responsable yi fi nekk yëpp njëkk ci sama nijaay Mor Niang ak yeneen responsable yi fi teew yëpp kenn ku nekk sa tur ak sa sant maa ngi lay nuyu docteur di docteur Papa Amadou Ndiaye moom sama xarit la sama wëlëre la dëgg yàlla ñoo bokk liggéey bi comme ni mu ko waxee dëgg la ak yeneen kilifa yi fi teew yëpp nag di félicité nag Diawara Mamadou ci initiative bi sànq bi ñu wax Kaay Thiès dama am envie wax ni Kaay Thiès bu Talla bi yaatu na lool dëgg la parce que lii Mamadou def tey ci Kaay Thiès bi la bokk effectivement doomu Thiès koo xam ni da ngaa nekk bitim réew di daan sa doole sa xel nekkul fenn fu dul ci sa dëkk li nga dajale yépp nga boole ko yaag say soxna ngeen ñëw investir ko fii créer fi emploi war fi créer valeur ajoutée loolu Kaay Thiès la dëgg la Kaay Thiès bu Talla bi da ngeen ko yaatal ça s'adresse à beaucoup de gens donc ci démb rek ci benn cérémonie bi ñu dajee ma am yu ma doon wax may sama toogaay Thiès ak li mu fi yëngatu ci wàllu àdduna lépp ci Kaay Thiès bi la dëgg la donc vraiment bu ñu ko yaatalee Thiès moom na nekk suñuy xol ñu jiital Thiès jiital intérêt Thiès bu ko defee rek am na ku ko wax fi léegi ñëpp li ñuy def mel na ni sotti ci ak def ci la ay yoon yu wuute te objectif bi doon benn nekkul féewaloo xëy na vision bu wuute la rek mais li ngeen bëgg bu doonee benn ngeen tàppe seen xol yàlla mën na leen a dimbali ba ngeen nekk ci jàmm ak ci salaam ci loolu vraiment lay tëjee sama waxtaan di wax ni Diawara na nga inspiré yeneen Thiessois yi ñu ñëw investir am na discours Talla bu ma déglu mu wax lu am solo loo xam ni waa Thiès war nañ ci bàyyi xel parce que Thiès période bii ñu toll opportunité yi mu am jafeñ na dëkk boole yooyu opportunité dañu wax ni Thiès carrefour du rail maanaam benn dëkk ñaari gaar mais Thiès boo ko seetloo c'est le carrefour du Sénégal et sur tous les plans quand on est à 10 minutes de l'aéroport quand on est au centre des autoroutes du Sénégal opportunité weesuwul loolu ma bëgg nag Thiès waaye ñëw investir wax naa ko bërki démb les infrastructures hôtelières bu ñu góorgóorlu def nii Diawara def soo saganee ay Saly ak i Mbour dinañu nangu impact aéroport bi dans la région te Thiès vraiment position moo gën a favorable par rapport ak yeneen sites yi nga xam ne c'est des sites touristiques donc li nga def nii vraiment tu as été bien inspiré ñu ngi lay féliciter di la encourager
di la wax ni aussi dañ la accompagner sur tous les plans. Sur le plan fiscal c'est vrai nous sommes chef de centre. am na lu ñuy séntu ci yow xam naa diñ ko def. mais nu mu gën a woyofee dinañ ko ni defee. sur le plan domanial régularisation terrain yeeg ñoom seen dinañ ci jàpp. vraiment daal xamal ni daal am nga sunu volonté accompagner la ak yeneen doomu Thiès yi nga xam ni. idées yi nekk nañ ci ñoom. parce que loolu rek la ñëpp di xaar ci ñun te incha allah yooyu taxawaay la ñuy am. di leen gërëm di leen sant bu baax da ngeen a baax rek mënoon naa ñàkk a jël kaddu. parce que autorité yi fi nekk bari na lool. mais docteur Pape Amadou Ndiaye bu waxee. Talla Sylla war a wax Aliou Sow war a wax mel na ni vraiment waxal nañu ñëpp daal yooyu kaddu laa bëggoon a wax. di féliciter également madame. wax ji mën na bañ a gudd comme li Ahmed wax di remercier ñi fi nekk ñëpp commencer par le maire de la ville teg ci sama grand frère yi Pascal docteur Amadou Ndiaye. ak ñi fi nekk ñëpp ak délégation bu àndal ñëw fii. je crois que sànq ba léegi dañuy wax bu xaw a di ko nooyal di wax yenn yi quoi xam nga nit waaw da ngay wow affaire bi du mu tëddee rek Khalifa Fall mu ngi fii André mu ngi fii ñooñu c'est le monde du sport. donc su may wax ñoom bu ñu fi nekkee dinañ xam ton bi may waxee lan la. Diawara dëkk bi tu n'es pas le premier Thiessois. bu dem à l'étranger waroon mën def lu mel nii. ça c'est vrai. loolu mooy un deuxième bi man bu ñuy ànd presque chaque jour ñooy nekk mais suñu ñëwee man lecture bi may def première chose bi c'est André ay ñoom Mouhamed Mbaye ñi nga xam ne depuis nga nekk xale yaa ak ñoom yéen ànd man fu ma nekk Europe mu fekk ma fa. su may dem Europe su may wàcc dama koy wone ko maa ngi tel pays mu ànd ak soxnaam fekk ma foofu. bi ma mujjee ñëw fii dem yaayam recevoir ma dama ne ko waxal Mamadou ak ñi mu nekkal à l'étranger seen Thiessois nañu fexe li manqué Thiès ñu def ci seen loxo. man soxlawuma 5000 kenn du ko def ci sama poche maa ngi sant yàlla mais li Thiessois yi nga xam ne ci la ñu gis seen bopp boobu maa ngi plaider problème mu ambulance yi corbillard yi. ñeneen nañ ko gisee ñoom Thiessois yi papam ni ma dinaa wax ak Mamadou famille bi jënd corbillard def ci famille Diawara ma ne ko non def leen ci famille Diawara muy traîner ci biir dëkk bi comme ni famille Amadou Dieye def ñeneen ñi yàlla dénk ñu xam ne am na as tuut soo xam ne ñeneen ñi ñoo ko moom. ndax ay doomu aadama lay liggéeyal. nga mën a am loo jëriñee sa bopp. donc am na leneen li ñuy wax ay RSE. même nit ki da ko war a def. papam assuré ma lool. ma wax ko tam ni ma ko fekkee Europe te sexalu ma suukar su ma ko fekkee woon neneen du ma wax mais su ma ñëwee damay téye sama lamiñ du ma fi nekk di ko tagg loo xam ne su ma dee maa koy layal suma bopp. mais na ma ko fekkee Europe ba ma ñëwee loolu wax ay waajuram su ma ko fekkee ci leneen su ma yóbbantee dinaa ñëw ne leen mu ngi leen nuyu dem sama yoon ndax sëñ bi foog naa su ma ci seedee lu dul loolu. su ma demee kër ak àllaaxira du ma ko séen moom bay def leneen. loolu lañ lay njëkk a féliciter. tu n'es pas le seul Thiessois tu n'es pas le premier bu dem à l'étranger yàlla may la nga war a mën def lu mel nii. ñeneen ñi comme li nga wax fekk nañ leen fa waxtaan ak ñoom ju bari mais tey ñu ngi lay saluer li nga ñëw ni am na ñeneen ñu commencé ñëw. tey boo demee au marché central gis nga pàkk dénk bi sa morom Sénégal bu nekk ci France moo koy defar. am fi tey projet piscine municipale pour Thiessois yi am yeneen ak yeneen ak yow yi ñu waxtaanee. donc su ñu ñëwee fii dama ne le maire Talla Sylla discours projet yooyu après yow nga wax ko mais man je veux parler un peu sur la personne ak ñeneen ñi ma fekk foofu. parce que moom xam nañ dara fekk naa Sénégalais yi Italie ma ne leen yéen ñi dawal ay amour ak yëpp ku ci sa bàyyi dee saret lañ koy yëgal ñuy mer mooy li dëgg amour yi ngeen yëg ku ci sa bàyyi dee saret lañ koy yëg benn booy na lu tax nga wax ko ma ne ko waaw nan ngeen concevoir dëkk bu mel ne Thiès 30 ans corbillard bees daw fa famille jee dégg ko may ñaari corbillard ñaanuma yàlla mu ñëw sama kër ambulance ñaanuma yàlla mu ñëw sama kër mais nécessité la te junni bi ngay jël di may benn ak ñaari nit jëndi fi lu ñëpp di jëriñoo ko solo ku la fi tagg tey bu ginnaaw suba boo ko yoru boromé danaan ba mu ca tollee ñun ñii ñëpp loolu la ñuy dund moo tax ñu naan politicien yooyu ñàkk fay da ngay romb tey nit tagg la nga jël jox ginnaaw suba yoroo mun naa ba mu fi nekkee fi la fuyoon te loolu mosaan yor séddoo ko moom boo xamee loolu la nga def fi loo xam ne daf fiy des nit ñi kenn mënu leen satisfaire kenn mënu ko mais njëriñu askan bi boo ci taxawee ñun bu ñu ñëwee fi dañ koy wax fii ñi fi toog nii amul kenn koo fi yor salaire am wala dundam suñ fi ñëwee toog c'est parce que sa comportement la yi nga boo defoon leneen su ma woowee Pascal danaa ma Aliou man dama am lu may def man boo mooy su du ma ñëw dañ waxante liy dëgg que les autres Sénégalais qui sont à l'étranger dañu ñëw Thiès waxuma ñu ñëw Sénégal ñi fi dëkk nañ ñibbisi man Casamance na ko waa Casamance lijjanti man Thiès laay lijjanti parce que fii laa dëkk je suis maire d'une commune de Thiès
je ne vais pas plaider pour Ziguinchor, je ne vais pas plaider pour feneen. na maire yi dem à l'étranger. comme ñun ñuy def fekk leen fa fanaan ci seen kër yi. nous passons pas les nuits dans les hôtels seen kër yi la ñuy tëdd wax ak ñoom ñu mën a am lu mel nit ñoom. te li may wax le maire rek ñoo jógandoo France yàggul ak ñeneen ak ñeneen. ñëpp ils sont sur ce chemin là. donc bu ñu gisee koy def vraiment man dama koy féliciter di wax sëñ bi lu ñu mën nañ ci ñaan. du moom rek nag su ma fi toogee nag yow rek la damay naafe am na yeneen moromam yu ne ci yoon tey boo demee marché central parc dénk gis nga sénégalais ku toj moom it Paris la nekk am yeneen projet am ñeneen ñu nekk leneen donc ci li ngeen ne yal na ci yàlla def barke te lu ngeen ci jublu luy safaan bi yàlla na ko yàlla fànq parce que vous êtes très jeune vous pouvez faire autre chose bi ma ñëwee keroog fii fekk say xarit bu ñu jógee sama oto dama ne la lii nga nekk boo ci jógul di nga sori heure boo soppee xarit dinañ la baloo ñeneen ñi boo yaratul ñu bala doo mën a dellu fa nga new parce que fii c'est ça que les gens vivent donc Mamadou félicitations ñi fi nekk itam ñu ngi leen di remercier te li mu wax nii le préfet de sous-préfet de Noto est là man bu ñëwee sama bureau dama naan ko Mamadou dugal sama oto ñu am ñu dem ñëpp la ñuy dem toog muy keneen Pascal ak fu mu mën nekk dama naan ko du ma lay intermédiaire parce que du ma sa courtier mais dama lay présenter ñi nga xam ne bu ñu la jàppalee nga dem sa yeneen moroom ñëw parce que nag li tax ñoom ñu ragal fi c'est parce que aussi am na ñeneen ñu fi nekkoon bu ñu masaan ñëw bëgg a investir autorité fi nekkoon di am beneen comportement ba ñu ragal ñëpp toog mais tey ils ont vu des maires à l'image du maire de la ville à l'image des autres maires du Sénégal qui sont très jeunes engagés ñi nekk APR ñi nekk PDS ñi nekk feneen ak yam jikko du affaire u parti boo boree sa kër parti boo dem da nga koy yóbbaale amul kii APR la kii pays teel ñun c'est le pays qui nous intéresse képp ku ci nekk ñu wax la la yaa ngi def soo ci nekkoon ci leneen macha allah ñu dem nekk ci leneen ñu ngi sant di gërëm ñi fi nekk ñëpp vraiment man ma commune se glorifie de ça c'est un bijou man vraiment su ngeen jógee du nga xool man nekk naa fa chaque jour maa ngi fi ak moom j'ai visité mais vraiment c'est un bijou c'est un bijou te loolu li nga wax ni ak aéroport beeg yeneen ñun maire yi am nañ vision bi parce que li ñu leen di wax à l'étranger mooy lii nañu xëccoo Thiès moom président ak ministre ci am soo ko xeexee dina dem boo ko xeexul dina dem plus de 20 ans on est en train de combattre cette ville et cette ville avance aéroport ñëw na port baa ngi ñëw Sandiara chemin de fer baa ngi ñëw fi leneen dina ñëw ku ci teg loxo yàlla teg la ko ci ko ci tegul yàlla teg la ko li rafet nag mooy nga teg ko ci ëllëg bu ñu ñëwee Thiès réussir na ñu ne le maire ñu ne les préfets ñu ne leneen ñu ngi sant di gërëm ñëpp sëñ bi ñu ngi lay sant di la gërëm yal na yàlla yokk sa taxawaay yi njëgën ndax maamam defe naa ni dalaloon na Serigne Touba te Thiès nag seen Thiès la su ma ko defee dinañu xam ne taalibe Serigne Touba bi dafa topp ci li Serignam santaane woon ndax bu demee ba wax ne maamam ji ku mu jullee nga texe jaadu na nu làqatu ca ginnaaw ngir rek xéewal bi ñuy ñaanal barab bii di ubbi ñu di la nuyu di la ziar bu baax di la yóbbante nuyoo ci wayjur wi di ko ziar tey ñaan ci lii nu dugg ci ñaanam ak taxawaayam ñu mën ci am tawfeex bu baax a baax di nuyu tey ziar kilifa diina yépp di nuyu suñu wayjur yi fi nekk Baye Ndiaga ñu ngi lay nuyu bu baax a baax sëñ Mamadou ñu ngi koy nuyu moom itam di nuyu sëñ Mor ak ñi nga xamante ne nag ci wàllu cëru àdduna dañu fi teew di ko commencé ci monsieur le maire de la commune ouest di Alioune Sow ñi nga xam ne jaar na fi léegi wax fi wax ju am solo di nuyu monsieur le maire Daneba Diouf di adjoint moom itam ci commune bi waaye di nuyu docteur Ndiaye wax naa fudul fii ay yooni yoon loolu yàgg na ne moom dafa nekk maire bu amul titre bi nit mën naa am titre bi nekk un maire virtuel mais moom dafa amul titre bi waaye di jëf-jëfinu maire loolu ba ma ko dalee wax yàgg na ndax amul néew na jataay daal bu ma mas a dem ba fekkuma ko fa wala fekkuma fa jëfo lu mel noonu it moo dal Babacar Pascal John di leen nuyu ñoom ñëpp
di leen sargal di leen jox seen wàccuwaay yeneen mbokk yi nga xam ne yëpp teew nañ fii y compris ñi bokk ci presse bi jaadu na ñu nuyu leen dalal leen képp koo xamante ne xëy na dangaa nekk ci ginnaaw wala ci soxna yi te xamuñu leen ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ci turu Thiès yëpp di la wax yow ak soxna Mariama mi nga xam ne man ku ñuy Mariama rek sama yaay nga ñu ngi leen di leen wax ne lii na dal ak jàmm amiin kaay Thiès bi moom déggu ko tey yaakaar naa ni jamono yi may doog a nekk maire laa génne xalaat bi te moom bokk na ci ñi ma ci njëkk a wax bii benn la ci projet yi mais am na yeneen xëy na sax yu gën a yaatu moom ba mu ca wuyoo jël ci ay engagement yu wér tey doomu dëkk bi laa wax ne luñ ko mën a jàppale danañ ko def ndax ñu nag dañoo gëm patriotisme économique man na bu ma ko làquma ko saa yu choix amee ma mën a gisub africain moom laay jël saa yu choix amee ma mën a jëlub sénégalais moom laay jël su dee ci wàllu liggéeyu dëkk bi su ko gisee Thiès waa moom laay jël ndax nag comme dañ ne bay sa wewu tànk noonu la mën a tàmbali ndax santaane la dénkaane la ndax patriotisme boobu moo lay yóbbu ba nga dugg ca koñ ba gis ngeen ko ci xëy nawetaan bi kenn du xarab kenn ndax li mu faral équipe am waaye danañ dem ba ci biir koñ ba sa waa kër gënal ba noonu moo lay yóbbu ba ci say waajur ndegam yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne seen àjjana mi ngi seen tonkuraay ron tànku yaay xam nga kon kooku wone na ni maanaam ka la gën a jege dafa gën a yey kon ci wàllu woowu bu fekkee ne moom dégg na ko noonu te di ko jëfe dafay jaadu ñun tam ñu won ko ngir ñeneen ñi man cee jànge ñoom ñi miinante nañu bu baax ndax nekk naa hôpital demoon COP 21 jagadi fa nekk ci hôpital Paris ñoom moom ak soxnaam ñu seet si ma te dañoo jóge réew ak réew ñëw seet si ma Thiès a ko waral leneen waralu ndax mosuma leen defal dara loolu nag mënuñu lu dul ci turu dëkk bi yëpp ñu di leen ci sant di leen ci gërëm ñun teel nañu xam ne mbir mi fii la yàgg naa wax qu'il nous faut aller vers la dédakarisation du Sénégal loolu du contre Dakar c'est dans l'intérêt même de Dakar et des Dakarois Dakar presqu'île la donc mënoo ko taw yi ndax géej gi moo tax kon bu demee ba lu bëri ci ay près de 70% des activités du Sénégal ñu dem ba di ko defee ci benn dëkk rawatina benn quartier forcément problème day am moo waral tey soo waree dem Dakar di fa lijjanti dara boo waroon a def ñaari waxtu di nga def juróom-benni waxtu wala lu ko loolu ñëpp xam nañ ko kon su fekkee ne am na yu am solo yu war a jóge foofu te bu ñu waxee yu am solo soxlawul jëlee fa bâtiment li am solo mooy ay activité yoo xam day am feneen fii c'est le premier pôle bu mën a dalal lool bu ñu jógee ci bii nit ñi danañ dem vers le centre du Sénégal autour de Kaolack Kaffrine à la Koulial ndax moo nekk ci digg bi pour gën a jege est bi gën a jege yeneen yépp loolu dina ñëwi mais première étape ci phase bi ñu tollagun Thiès la te loolu bala moo jeex dina dem ay décennies yu bëri comme loolu nag am na ñun li ñu war mooy suñu xalaat ñu projeté ko maanaam xalaat ci wàllu Thiès loolu ñu tuddee politique politicienne dañ koy dindi teg ne waxtaan boo xam ne tudduñu ay parti politique wax neexul nag dégg a neex Thiès la ñu wax j'ai eu l'occasion de dire au président de la République que ni li ñu yor fii tudde ko ville de Thiès du ville de Thiès commune de Thiès la politique moo ko def ville mais du ville mais tey jii soo waxee ne na delluwaat commune ñu bëri dañuy defe dañ leen bëgg a xañ ay cër alors que pourtant bi ñu ko bëggee indi ñii nar a bañ loolu ñoom ñëpp dañoo bañoon ñu xaaj ko parce que laluwul ci xalaatu développement fii benn commune la nga jël les 12 autres communes yi nekk ci département bi soo mënee jëli Morolan boole ko ci soo mënee jëli Notto Gouye Diama boole ko ci
ñu am 15 communes mu nekk la vraie ville de Thiès Notto Gouye Diama am plage boo xam ne Saly amu ko Kayar bokk ci mu am géej yaa ngi dégg nga xam ne réserve foncière dootul am problème nga xam ne les grands projets loo bëgg a def lu war a mën a accompagner aéroport bi war a accompagner les autoroutes war a préparer Sénégal loola tey am na dëkk yu ndaw yu fi nekk ay communes yoo xam ne tur wi siiwul soo gisee ay partenaires yu rëy soo leen ne mooy indi la nga liggéey foofu day bañ parce que xamu ko Thiès la bëgg mais su ville bi nekkee loolu yëpp day ñëw lii dem Fandène lii dem Notto lii dem Tassette lii dem Ndiéyène Sirakh lii dem Touba Toul wala Thiénaba wala feneen c'est ça le développement il nous faut être à la hauteur des opportunités yi nekk ci loolu débat yi ñu war a am débat yooyu la débat yi ñu war a am du parti bi ak parti bële nous avons l'obligation ñun de nous engager à relever ces défis puisque au quotidien am na ay nit yoo am ay jafe-jafe ñetti fan yii ñu def kaay Thiès culturel bi rek muy festival bi mais bëri na ñoo xamante ni seen lekketu caaf yi dañoo jaay ba doy parce que ñu bëri dañoo ñëw buñ ci jógee nous allons vers le forum des partenaires kaay Thiès la aussi ci nga bokk ci partenaires yooyu état bi ci la bokk ci partenaires yooyu opérateur économique yu nekk Thiès yépp ci lañ bokk ak yi nekk Sénégal ak yi nekk feneen te pare ànd ak ñun ci def ay partenariat public privé pour que 75 projets yi nga xam ne tëgg nañ leen pour que Thiès dem ñu mën leen a ndar képp kenn ku ci nekk seet lam ca mën a yor mu yor ko loolu mi ngi ñëw mais au-delà de loolu la foire internationale kaay Thiès muy volet économique et social et commercial mi ngi ñëw loolu yépp nag dafa war a doon yi nga xam ne dañ leen di pacifier on va dire même presque dépolitiser dans le sens partisan du terme que les gens réfléchissent en tant que Thiessois et réfléchissent même en tant que Sénégalais parce que c'est dans l'intérêt même du Sénégal que Thiès doit se développer maanaam le développement de Thiès dafa participer ci développement wu Sénégal et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que ni aujourd'hui bépp acte boo xam ne man mi choisir ne damay nekk maire de Thiès man ne damay choisir nekk Baye Fallou Thiès surgawu Thiès bépp acte boo xam ne dama ko war a poser pour que Thiès aille de l'avant je le ferai je n'ai jamais man musuma am lu ma gëm bëgg ko waxte waxuma ko waxtaan wu mel nii mas nañ ko am ak waa presse bi xam nañ ci dara ci biir stade Maniang Soumaré ma wax leen ni boo nekkee maire buñ lay jox kàddu joxuñu la ko en tant que ku bokk ci parti bi wala ku bokk ci diine bi wala ku bokk ci kër gi dañ la ko jox pour nga waxal waa dëkk bi kon booy tàmbali ba ngay daaneel intérêt dëkk bi rek nga war a teg jour boo demee ba li nga xalaat ci politique wala leneen ëppal la doole intérêt dëkk bi da nga war a tekki ndomb tànk bi joxe te fasuma ko yéene ndax dama koy def ci ndigal sëñ Saliou Touré ba ni koo mën a àndal ak noo mën a def ba jot ci def ko te boo ko jotee nga téye ko def naa li ma waroon def ba jot ci maa ngi def li ma war def ba téye ko c'est pourquoi j'ai dit j'ai renoncé à mes ambitions présidentielles ci moment bi man loolu man maa ko wax ci kanamu ñëpp midi laa ko ñëpp di dégg yaa ngi dégg man mosuma transhumé du ma transhumé jamais kenn dégguma sama discours ma tudd parti politique mais j'ai dit dans l'intérêt de Thiès je vais le faire j'ai parlé au président de la République par la suite avant waxuma ak moom je lui ai parlé mais je lui ai dit Thiès soxla nañ lii ak lii ak lii ak lii limal ko yi ma ko ci limal mu am yeneen yu mu ci dolli yu ma xalaatul woon yàlla na ñëw ak jàpp amiin loolu moom xoolal boobu moom na ñëw rek waa Thiès jariñoo ko li ci des mi ngi sunu kanam àdduna du benn fan du ñaar tey lii nga def ba nga koy def ñi fi doon liggéey kii nga xamante ne mi ngi doon def wàllam ñoo ñëpp kenn lijjantiwul ban parti lañu bokk parce que pour mën a tabax ak mën a peinture ak mën a daaj ay lal soxlawul bokk ci benn parti soxlawul idéologie ñii ma yar nii ñoom moomat ñi boobu maa ngi PA yi booba lu ñu daan wax bala nga bokk nekk communiste da ngay nekk athée comme débat yi ñu am nii rek tey
du dëgg xam nga ñii ku leen bëgg a jàppale da ngay bàyyi débat yooyu du dëgg non ñii liggéey boo leen bëggee jàppale da ngay wax rek ci concret bi maanaam suñu jógee ñu seet est-ce que projet fi ñu ko bëgg a def est-ce que baax na fi wala déet est-ce que ci avenir bi fii mu nekk nii dana baax wala du baax est-ce que yoon yi ëllëg nii lay demee wala déet débat yi na nekk ci yooyu mais jamono boobu mage lu ma wax ku la laaj ne ko je suis marxiste et je suis musulman waaw ma ne ko waa mais bu ma ko waxee dañ naa ma tu n'es pas marxiste alors mu ne ma dis leur tant pis ah mu ne parce que les gens ont l'habitude de débattre sur le sexe des idéologies et sur le sexe des partis amul sens dañ lay encourager di encourager ñi nga àndal ci liggéey bi di encourager ñeneen ñi am même xalaat bi te amaguñu courage bi ngir ñu def ni yow bu ñëpp defee lu baax law ba yegg ci ñi nga xam ne amuñu woon kàttanu yëkkati lu mel ni ku sañoon am li nga am ku sañoon am lu ëppale la tey ji ñi nga xam ne dañuy taal amuñu di dem di teg ay leket di jaay salade wala di jaay gerte caaf wala di jaay beñe bu ñu sañoon ñoo lay ëppale mais yàllaa bind te yemalewul mais ñi nga xam ne nag yàlla daf leen jox ñu ëppale danoo war a am yërmande di jàppale ñi ci def ndax yow mi yaa ngi koy def am na ñeneen ñu ngi koy def am na ñeneen ñu ko deful ñi ko deful nag dañ leen di invité à ce que ñu ñëw lëkkaloo ak ñun pour def ko mais pour terminer li nga def baax na trop mais bu dëkk bi setul kenn du fi ñëw dëgg la c'est vrai du dëgg te pour dëkk bi set ñëpp ci war a dugal seen loxo tey koo gis mu romb ak oto taxi wala leneen bu lekkee nu mu tëddee orange am ba pare sànni ko ci tali bi keneen bu naanee café ba pare sànni ko ci tali bi ku yore sa mbuus ba pare sànni ko ci tali bi mais loolu il faut que ça cesse ensuite bu fekkee ne boo amee nit yu ñëw taxaw fi ci buntu benn jakarta ñëw fel leen après c'est un problème nous allons leur mener la guerre il faut je profite de cette occasion pour le dire parce que bërki démb rek am nañ suñu xarit boo xamante ne xaritu presse bi la boo xam ne ci cadre boobu la mais il faut que ça cesse parce que investissement yi aussi bu amee te dëkk bi sécurité amu fi te dëkk bi jàmm amu fi te dëkk bi nit ñi fu waay neex tuur mbalit aussi du sotti loolu aussi mënul ne il faut kenn ku ci nekk dugal ci loxoom ñu fexe ba dëkk bi raw na mu meloon maanaam mu doon dëkk bu gën a set ci Sénégal loolu nag dafa laaj kenn ku ci nekk dugal ci loxoom te kilifa diine yi dañ leen si yaakaar comme yéen bu ngeen waxee nit ñi déglu leen dañ leen si yaakaar parce que fi seen kàddu egg xëy na suñu bos àggu fa nit ñi dañ leen a war a wax ni nu war a doxee am na yoo xamante ni jaaduwul rafetul dañ ko war a bàyyi xale yi nga xam ne wuñ taxawee ci mbedd mi sol tuba yoo xam day wàcc ba si genou bi mais yéen a si mën a wax il faut nga wax si parce que loolu aussi tax na ay nit duñ fi ñëw am na ñoo xam ne ay beneen yar la ñu am duñ fi ñëw bu ñu gisee yu mel noonu loolu yëpp nag bokk na ci luy accompagner projet yi te ku ne da cee am wàll ku ne da cee war a dugal loxo ah xam naa ni gudd. ça qui m'a poussé le plus pour def projet bi nag kii la ay résidence la mais résidence yoo xam ni la dafa am aussi les mêmes services que dans les hôtels donc duñ ko tuddee hôtel parce que du hôtel résidence la donc et puis hôtel am na Thiès mais on a vu que ni xaw na des tuuti war na gën a mën a baax donc moo tax li nga xam ne moo amul si yeneen hôtel yi moom laa essayé créer fii et puis mu am aussi mu am benn dina mu xaw a nuroo dina xaw a sax nuróol par exemple ku ñëw fii loger fii tu vas te sentir chez toi parce que espace bi il y a l'espace et puis il y a aussi donc le luxe qu'il faut et puis le confort donc loolu yëpp laa bëggoon boole si benn place bi loolu ma gën a poussé ma réaliser projet bi donc wax ci dama koy xaw a gàttal mais maa ngi di remercier bu baax seen teewaay kontaan naa trop et puis di leen ñaan rek ngeen gën ci jàpp parce que lii nii day soog a commencé te du dara suñu objectif c'est faire 10-20 fois mieux que ça et plus grand que ça à Thiès waaw su ci ñëpp jàppee incha allah comme ni ci doon jàppee rek dañuy dina projet yi gën a gaaw et puis ñu réaliser comme ça ñu ñëw toog suñu dëkk parce que ñu ngi fële à l'étranger mais heure bu ñu yeewoo fii la ñuy xalaat parce que
li nga mën a dundee sa dëkk ak ni nga fi mën a teddee ak loo mën di am à l'étranger doo ko am. lii rek wane na ko. fële da ngay nekk fee di liggéey da ngay denk 1 mois sa kër doo sax gis nit presque. da ngay liggéey ñëw sa kër ku nekk tëj këram. da ngay nekk ak say voisins sax nga dëkk ñoom ay 5 ans 6 ans du ngeen sax xamante. waaw mais lii rek soo ko gisee rek. loolu lay gën a poussé nga ñëw gën a jege sa dëkk. parce que lii mooy àdduna. lii mooy àdduna. donc ñu leen di remercier bu baax. waaw et puis remercier presse bi aussi seen teewaay vraiment kontaan naa vraiment ñëpp daal ñëpp ñi fi nekk yëpp remercier naa bu baax a baax et puis di leen baalu àq ah merci jërëjëf.